téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte di dalal Pape Nalla Dieye nekk étudiant au département d'histoire ci université Cheikh Anta Diop de Dakar naka noonu Pape Nalla Dieye moom mooy coordonnateur national du mouvement Africa First maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi Pape Nalla Dieye. jërëjëf sëñ bi Malick Cissé maa ngi lay nuyu aussi di lay jaajëfal ci invitation bi. di nuyu également téléspectateur ak téléspectatrice su ITV yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan actuellement fépp ci àdduna bi donc di leen di jaajëfal bu baax di rafetlu également aussi émission bi. ndaxte lu am solo la. lu amal solo aussi askan bi la di nuyu aussi également. membre mouvement Africa First yëpp ñi nga xamante ni actuellement ñoo ngi ñuy seetaan. ak les membres de ma famille ak ñëpp ñoo xamante ni tey ñoo ngi teew di ñuy seetaan tey. alors Pape Nalla Dieye gis nañ yow engagement bi nga am ci wàllum panafricanisme alors lu tax laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi ak tamit thème bi nga xamante ni moom moo tax ñu dalal la mbirum panafricaniste daf la soxal. trop lu tax. mbirum panafricanisme. ma soxal gi ma soxal. amul fu ma ko mën a nattee ndaxte dafa am benn président États-Unis bu doon wax. bu xool la sa réew defal. mais xoolal yow lan nga mën a defal ca sa réew. te ñun ay jeunes lañ nekk ay ndaw di jàng nekk aussi ay jeunes intellectuels te dañu nekk ci benn bërëb boo xamante ni muy université. lañ fay xaar ci nit ki mooy réflexion ak production. donc tey jàpp nañ ne Afrique fi nga xamante ni la toll il faudra que jeunesse bi jóg engagé wu. ci combat yëpp ngir mun a vraiment génnee ko ci problème yi nga xamante ni moo ngi koy dund. et je pense bien que loolu pour mu am il faudra que d'abord ñu gëm suñu bopp dellu également aussi sur les valeurs négro-africaines. et je pense bien que engagement bi nga xamante ni aussi am nañ ko dafa am ñoo xam tam dañu ciy inspiré. ñoo xamante ni ay panafricains lañ woon. dañ leen di suivre di topp seen histoire. donc ku ci mel ni kan ku ci mel ni Thomas Sankara Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. xam nga les Lumumba les Khadafi. donc ñooñu ñëpp ay nit lañ yoo xamante ni booy suivre seen histoire di jàng ci ñoom da ngay dem ba da ngay am yow sa bopp désir boobu noonu nga xamante ni moom mooy désiru panafricanisme jóg xeex ngir sa askan comme ñoom niñ ko defee. alors mën nañu wax ni ku def histoire wala historien rek fala budda foog panafricanisme soxla la mu nekk lu la soxal wala. alors. dafa lié wala. bon mun naa ne panafricanisme lu la inspiré waaw panafricanisme idéologie la. très bien panafricanisme vision la. panafricanisme pensée la. tey am na ñu bëri ñoo xamante ni ay panafricaniste lañu woon te xëy na sax jànguñ woon mbirum histoire. benn boo seetloo Cheikh Anta Diop dëgg la dañ naan historien la mais Cheikh Anta Diop am na yeneen diplôme yoo xamante ni amul benn rapport ak histoire. mais loolu lan moo ko permettre doon maanaam bëgg-bëgg gi nga xamante ni amoon na ko ci sakku xam-xam ak ñeneen ñoo xamante ni nekkuñu woon ay historien ay Lumumba. mais nekkutoon historien. ak ñeneen ñoo xamante ay Martin Luther King nekkutoon historien. donc mais ñoom gis-gis bi ñu amoon mooy que dafa jot vraiment ñu xeexal deru nit ku ñuul moo waraloon ñu jóg doon mën ay combat yu bëri pour que vraiment nit ku ñuul ñu gën ko mun a jox cër gën ko mun a jox respect fépp ci àdduna bi. alors gis nañ ñi nga xamante ni ñooy sa référence ñi la inspiré Cheikh Anta Diop bokk na si gis nañ fan yi rek ñu doon célébrer anniversaire am. alors Cheikh Anta Diop lan moo tax mu inspiré la Pape Nalla. alors Cheikh Anta Diop jàpp naa ne newul Pape Nalla rek la war a inspiré. da la war a inspiré. inspiré képp kuy liggéeyee ci kër gi. inspiré bépp doomu Afrique ak doomu àdduna. ndaxte nit la koo xamante ni tey nag waruñu fi toog sa naan Cheikh Anta 1923 la juddu 86 la dee non. li gën a am solo ci Cheikh Anta Diop mooy gis-gis ak vision gi nga xamante ni amoon na ko pour Afrique. amoon ko pour àdduna amoon ko pour deru nit ku ñuul ñun jeunesse su africaine ñu xool naka lañ war a mën a liggéeyee ensemble fi ak ay at ci kanam ñu xool naka la ñuy mettre en œuvre idéologie ak vision yooyu nga xamante ni Cheikh Anta Diop donc amoon na ko. Cheikh Anta Diop inspiré nañu ci combat yi nga xamante ni jot na ko engagé. parce que tey bind na lu bëri te képp ku liir li Cheikh Anta Diop bind di nga xam ne kii nit ku màgg la di nga xam ne kii nit ku am gis-gis la ci àdduna bi ni muy doxee nit ku am gis-gis la ci Afrique ëllëg. et jàpp naa ne li nga xamante ni jot na ko bind li ci gën a bëri ay livre la. te benn bi ma ci gën a marqué muy les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire. parce que jàpp naa ne yeneen livre yëpp boo seetloo bind yim ci bind day wax ci mbirum maanaam Afrique
seen histoire égyptienne boo seetloo ci monde noir. fa la féete mais histoire livre bi nga xamante ni Cheikh Anta Diop bind na ko mu nekk livre boo xamante ni dafa war a permettre suñu états africains yi ñu jël ko comme modèle économique. parce que jàpp naa ne wax na ci aspect yu bëri. wax na si sur le plan énergétique. wax na si sur le plan idéologique. wax na ci plan yoo xamante ni jàpp nañ ne Afrique vraiment buñ ci tënkoo rek dinañ gën ci problème yi nga xamante ni ñoo ngi koy dund. alors si sa gis-gis lan moo tax Sénégal mënuñu jël yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop bind na ko si livre ngir ñu mën fa jaar su ko defee suñu économie suñu koom mën a dem si kanam. jërëjëf ci question boobu jàpp naa ne tey jii nii. Cheikh Anta bi mu paree soutenir thèse am. ba ñëpp si fii ci Sénégal. bi mu paree soutenir thèse am directeur de thèse am bi mu ko laajtee lan ngay def jamono ji mu ne ko semaine prochaine damay ñibbi Sénégal contribuer ci jàngale science exacte ak science humaine. donc objectif am mooy ñibbi si réew mi liggéeyal ngir réew mi mais tey jii nii. bi nga xamante ni ñëw na am na problème yu bëri jot na ko rencontré ba li nga xamante ni mooy vision ak gis-gis bi amoon mujj ko réaliser. donc ñun ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeunesse africaine bi fi nekk tey parce que Cheikh Anta bi mu naan armez-vous de science jusqu'aux dents pour arracher votre patrimoine culturel. il s'adressait à cette nouvelle génération. parce que moom yéene bi mu amoon bind na ko donc ñun ñoo war a traduire sa vision en acte. en des réalisations. léegi nag loolu pour ñu am ko il faudra que ñu am si suñu bopp njiital. africains yi ay président Cheikh Anta Diop. Quand je dis président Cheikh Anta Diop je parle pas de Cheikh Anta Diop en tant que tel parce que dem si yàlla génn na àdduna mais des présidents Cheikh Anta Diop yoo xamante ni dinañ am gis-gisu Cheikh Anta Diop. xalaatu Cheikh Anta Diop li nga xamante ni Cheikh Anta Diop bind na ko fi bay ko ñu jéem a xool naka lañ koy réaliser je pense que bu ñu ko defee rek problème yi nga xamante ni ñoo ngi koy dund yëpp. je pense bien que mën nañ ci génn. alors institut Cheikh Anta Diop jëm ci wàllum Égypte mu nekk li nga xamante ni histoire Égypte soxal na ku si mel ni historien bi di Moussa Lam. Aboubacry Moussa Lam. alors li ni mel ba léegi nii dafa tagga tembe. waaw xam nga mbirum Cheikh Anta Diop moom musul yomb. ndaxte du ku ndaw. te ba tey jii mooy wax ak yéen am na ñoo xamante ni ay nit yu ñuul. ay professeurs historiens yoo xam dañuy contredire ay diiram ay feyam yaa ngi comprendre. donc Aboubacry Moussa Lam disciple Cheikh Anta Diop la. tey bu ñuy wax égyptologie en Afrique de l'Ouest égyptologie au département d'histoire mun naa ne moom moo fa teg loxo. sama professeur la woon bi may nekk L2 maa ngi koy nuyu au passage di koy jaajëfal. ci liggéey bu rafet yi nga xamante ni participer na ko pour la promotion ou bien pour promouvoir li nga xamante ni la Cheikh Anta Diop jotoon def. donc jàpp naa ne ñu mel ni ñoom suñu leen amee. donc jeunesse bi dinañ gën a xam kan mooy Cheikh Anta Diop. voilà mais nag tey boo seetloo Cheikh Anta bi muy door a ñibbi Sénégal sax jotoon na am problème yu bëri te problème yooyu noonu ñoom ñooy perdurer ba tey. tey ba ci département histoire tey am na problème yu bëri yoo xamante ni égyptologue yi donc dañ koy jànkonteel. donc mbir la yoo xamante ni vraiment. newul lu ñu rafetlu. alors du ñàkk si kanam tuuti ñu ñëw si seen mouvement bi alors dañuy ñëw si sujet bi nga xamante ni moom mooy thème phare bi. muy wàllum Covid-19 nga xamante ni Afrique face aux défis sanitaires alors gis nañ démb vaccin bi am na lu jot a ñëw li nga xamante ni moom moo di président de la République présider li ni mel alors sa gis-gis lan la sa ban lecture nga si jot a am. alors démb contentement. waaw mun naa ne contentement. oui. parce que comme ni ngeen ko xamee rek bi ma xëyee tey la lire journal que ni suñu njiiti réew démb jotoon na réceptionné lu tolloog 2000 vaccins. ànd ak ay ambassadeur bu Chine ak ministre de la santé. 200000 doses. voilà donc mais nag vaccins yi newul ne dañ ko indi pour tester ko Sénégalais yi. vaccin la yoo xamante ni jot nañ ko expérimenté réew yi nga xamante ni fa la jóge ay experts ñoo ci liggéey donc man dinaa doon opposé wu bu fekkoonte ne ay vaccin yu defar la rek OMS homologué ko joxewul autorisation ñu commencé di ko vacciner nit yi ñu indi ko fii nii suñu réew essayé ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy population sénégalaise yi wala africaine yi maanaam ñu jël Afrique def ko comme cobaye parce que vaccin yi bi ñu ciy door a wax sax man bokkoon naa ci ñu doon bind article di ko dénoncer ne woon naa Afrique warul nekk cobaye donc Afrique dëgg la même bu nekkee suñ doole permettre ñu mun a produire vaccin bépp boo xamante ni dinañu mën a jógal fële ci tugal na nekk vaccin yoo xamante ni vaccin yu leer la vaccin yu certifié yu ñu homologué donc mbir la boo xamante ni dama koy rafetlu ci benn temps parce que comme ni ngeen ko xamee aussi corona bi def na le tout ba suñu économie réew dafa nërmërlu te guerre bu mus a am ci àdduna tamit ci waxtaan la mujjee donc feebar tam bu mus a am ci àdduna bi ci vaccin la mujjee donc lii c'est pas la première fois ñuy indi vaccin pour mu saafara jàngoro joo xam moo ngi fi donc vaccin yi ñëw na
incha allah jiital réew bi li mu wax dëgg nañ ko ñun ñëpp ñoom ñooy njëkk a vacciné wu ak ñi nga xamante ni mooy mag ñi. les personnes âgées donc di ñaan ak yàlla ñi nga xamante ne dafa am ay feebar yu nekk si ñoom donc di ñaan yàlla aussi vraiment vaccin yi gis-gis wala yaakaar bi nga xamante ni suñu njiitu réew yi am nañ ko ci. ak yaakaar bi nga xamante ni itam population bi am nañ ko ci vraiment mu nekk yaakaar boo xam dinañ ko fa fekk. alors Pape Ndalla vaccin bi fas yéene nga ñàkku ji. incha allah donc am nga si yaakaar te jàpp nga ni solution bi mbirum vaccin la. waaw xam nga sëñ bi Cissé dañoo jël ay mesures barrières wax nañ takk masque yi. ça ne sert à rien du tout. wax ñu respecter distanciation sociale yi ça ne sert rien à tout. ça ne sert njëriñul dara. ñu wax. couvre-feu wax dëgg fa yàlla tamit njëriñul dara parce que bu nekkoon dañuy def couvre-feu mu tax kaay wàññeeku wala ñu takk masque mu def kaay wàññeeku wala ñu takk da raxas suñuy loxo ak suñuy zel mu tax kaay wàññeeku. nit yi bañ a dee. donc jàpp naa ne kon vaccin yi jarutoon muy ñëw. mais vu que mesures yooyu yëpp essayé nañ ko te taxul feebar mbas mi dem taxul nit ñi dee wàññeeku taxul kaay wàññeeku. donc gis nañ ni vaccin bi moom mooy mbir moo xamante ni bu ñëwee bañ vacciner population bi dina tax ñu gën ci mbas mi donc man mënuma def lenn lu dul di koy rafetlu donc maa ngi déclaré fii ci seen plateau. que man pare naa donc pour vacciner wu contre la Covid-19. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Pape Ndalla Dieye nekk étudiant au département d'histoire bu UCAD Université Cheikh Anta Diop de Dakar naka noonu Pape Ndalla moom mooy coordonnateur national du mouvement Africa First mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Pape Ndalla gis nañ su weesoo Sénégal Afrique gi yëpp daanaka mën nañu wax ni coronavirus bi sonal nañu trop yow da nga bokk ci nga xamante ni déjà yaa ngi def ay gëstu ci après coronavirus. yan défi moo ñuy xaar. alors ginnaaw ba nga xamante ni daf nga taxaw seetlu ci lu ni mel yan défi nga jàpp ni forcément foog ñu jaafa ginnaaw mbas mi. jërëjëf ci question bi xam nga corona bi jamono ji may wax ak yéen bayul fenn ci àdduna bi. muy ci Afrique muy ci tugal fépp la affecté. te Chine la commencé au mois de décembre. prolongé dugg ay Italie ay Espagne ay Allemagne ay France def fa ay ravages. ex également aussi fii ci Sénégal. le 2 mars. te bi mu fi yegsi également am na point yu bëri yoo xamante ni tax na askan wi gën a xam ne Sénégal doxul surtout sur le plan sanitaire. oui nga baal ma am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko suñu téléspectateur bu njëkk allo allo am na suñu téléspectateur buy insister ñu jël ko mu ngi si ligne bi allo suñ ko mënee dégg bu baax. dégg waaw ñu lay dégg kilifa gi fan nga ñu woowee. ci Malika. allo. maa ngi lay woowee ci Malika. bismillah ñu lay déglu. allo. kooku dem na ñu ngi jéggalu bu baax ñu may signaler ne nit aussi am na keneen ku nekk si ligne bi tamit allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne Cheikh ñu lay dalal jàmm mbokk kaw la. marhaban Malick Cissé marhaban bik. alhamdulilah bismillah. di la nuyu di nuyu invité bi di nuyu waa personnel bi yëpp. jërëjëf Serigne Cheikh. barakallah di leen ziar bu baax a baax. alhamdulilah delloo ziar naka mbokk kaw la. macha allah waa kaw ñëpp a ngi si jàmm. alhamdulilah bismillah. macha allah Malick. waaw li jëm ci mbiru vaccin yi. man xaw ma état baa ngi may déglu wala déglu ñu président waa mais daal bu ma sañoon. ñu xool seen diggante ñoom ak seen borom. ñu xool seen diggante ak seen borom. lan nga bëgg wax foofu Cheikh te xam ne fii du dëkkuwaay lu mu yàgg danañ fi jógee. ka ñu wax Sénégalais yi dëgg te yàlla rek tax. su fekkee ne vaccin yii mooy li fiy jëlee mbas mi wala mooy bu ko fi jëleewut mooy li ñuy protéger pour ñu mën a mucc. su boobaa man personnellement man d'accord naa xalifa général de Médina Baye na vacciné wu pour mboolem ko aju ci Baye Niass mën a vacciné wu. Serigne Mountakha vacciné wu ngir mboolem ko aju ci Serigne Touba vacciné wu ñu jël leen et cetera moom njiitu réew mu njëkk a vacciné wu mais ñu bañ ñoo lëre ba mu di jël beneen vaccin boo xam ne bokkul ak liñ nar a vacciné pauvres yi taxaw ci télé yi naan njiitu réew maa ngi vacciné wu fekk li muy vacciné wu moom bokkut ak liñ war a vacciné baadoola bu mel ni man. déet waaye.
waaw Malick. waaw. gis nga àddina bii ñu nekk. àddina bu louche la. nit yi maanaam seen i pexe. ak seen i yéene. léeg-léeg mu yóbbu leen ci ñuy présenter Sénégalais yi benn affaire wan leen ne li ngeen war a jëfandikoo man moom laay jëfandikoo fekk du dëgg. mais Cheikh. waaw mais pourtant njiitu réew mi dem dalal na xel askan bi de ni mbir mi moom jarul ñuy jaaxle mbir mi expert yi nga xamante ni ñoo doon saytu lu ni mel mbir mi jaar na si yoon te du am benn loraange. Malick. waaw Cheikh. man barki démb laa jógee Europe. yaa ngi may dégg. man lay dégg bu baax. barki démb laa jógee Europe coow laa nga mel ni marché bu tas. lu tax. nit coow laa nga mel ni marché bu tas mal confiance. nit ñi amuñu confiance ci vaccin bi. mais nit ñi aussi est-ce que waruñu leen gën a sensibiliser su ko defee communication bi aussi ministère de la santé autorités yi naka noonu ñu xar si seen tànk tubéy ba nit ñi mën a adhérer. dem ñàkk waaw xam nga Malick nit. oui. jëflante bi nga xam ne moo jaar digganteem ak ci ko yilif. li ci war a jiitu mooy confiance d'abord. oui. donc confiance bu amul gis nga sa doom bi ngay yar ci kër gi ak sa jabar ji nga yore waxtu woo demee ba amatoo moom confiance jaratul ngeen continuer di sëy. bu la wóoree ne boo génnee sa kër sa xel dal wala boo voyagé sa xel dal wala boo tëddee dina la sa xel doy kon jabar jooju li gën mooy nga tàggale ko ak moom. suñu njiit yi population bi ñu wax ko ñu bañ ko wax amuñu ci ñoom confiance te ànd bu demee ba confiance manqué rek ànd boobu amatul njëriñ mais boo demee Europe ñaata réew ngay dem problème bi ñu ngi mel ni ñi taxaw ne duñ vacciné wu am ñoo xam ne jaral ñu leen wàcc ci terrain bi am na ay information yu circulé du tel pays bañ vacciné woo nangam am na yu ci xew man personnellement tubaab interpellé na ma wax ma ci vaccin yi barke yonent yàlla Muhammad yàlla bu ma gis yonent yomal xëyam dara jarul ma mooy fen wax ma loo xam ne ci vaccin yi tubaab laa wax jox ma ay détails ñemewuma ko wax ci télé wala ci rajo man personnellement du ma vacciné wu. kan yow xanaa ñu ne ma boo vacciné wu doo génn réew mi ndax bu boobaa pexe am mais man du ma vacciné wu du ma digal suma yaay mu vacciné wu du ma digal suma jawar mu vacciné wu du ma digal samay doom ñu man bañ naa ko boobu may tukki sax sama jawar dama koy wax ne ko ku fi ñëw ci seen toqal yooyu et cetera buñ tugg suma kër. parce que nit ku nekk da nga war a jël sa responsabilité. mag la dal xelam loolu koy may yaram. jërëjëf dañ wax nit ñi dëgg nañ ragal seen digganteeg seen borom te xam ne yowmal xiyaam am na te ñu xam ne nguur dafay jeex ñu bañ a jël Sénégalais yi di leen sacrifier ngir intérêt tubaab yi. ñaareel ba maa ngi lancé message ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Pastef. ñu def très attention jàmmi réew mi moo ëpp lu dul jàmmi réew mi. mais jàmm jooju maa ngi wax président de la république que moo ci jiitu pour dox ko pour mu nekk. nañu fexe ba jàmmi réew mi gënal ñu lu dul jàmmi réew mi gis nga jàmm. lu dul jàmm waxtu woo ci nekkee di nga xam ne ndeke man bañ a continuer ci jàmm ji ma nekk. jërëjëf Cheikh. nañ bàyyi yenn message yu ñuy jàllale ak yenn wax yi ñuy wax ci réseaux sociaux yi ak ñenn ñu ñaaw lam ñu nekk ci kaw internet bi di saaga nit yi di oo nit ñi ci fitna te ñoom ñu ngi ci biti yëguñ tàngaay yëguñ courant bu coupé yëguñ ay yëguñ dara. pour ñu woo pour ñu taal suñu réew mi nga xam ne amul dara presque. jërëjëf Cheikh. li fi am ak néew doomi Sénégalais yi néew ñoo ko fi taxawal. merci beaucoup Cheikh. di la gërëm baax di la sant nga nuyu ñu waa Kaolack alors gis nga moom réaction gis nga am na si askan bi ñi nga xamante ni seen xel dalul. waaw dañ leen war a convaincre. effectivement mu nekk liggéey bu nga xamante ni. mu ñuy xaar kilifa yi. dëgg la parce que boo seetloo feebar bi dafa indi ay lënc yu bëri ci xelu askan bi depuis le début ba tey jamono ji ma wax yow am na ñoo xamante ni gëmuñ ne feebar bi moo ngi fi parce que da ngay dëgg ñu naan la musuma dëgg ni diw feebar bi dal na ko musuma gis tam ko corona mais loolu yëpp lu ko indi mooy problème de communication bi nga xamante ni état bi waroon na ko def ci askan wi ngir pourtant ñoom ñu ngi communiquer de wala dafa des. waaw mun naa ne des na lu bëri. mais au delà de ça aussi jamono ñu nekk jamono joo xamante ni jamono réseaux sociaux la da ngay gis ay nit yoo xamante ni tam dañuy toog seen kër xëy na amaana la ñu wax leeru leen
mais xëy na pour yàq xelu nit ñi. ñu def ay vidéo di koy partager ci réseaux sociaux yi. te loolu aussi vraiment day influencer askan bi donc ci seen conscience. moo tax jamono ji ñu bëri wóoluwuñ ne vaccin bi nga xamante ni jóge na ci tugal ñu indi ko dëmb donc dina nekk vaccin boo xamante ni. dina génnee askan bi ci problème bi. te aussi sa waa ji li mu wax dafa am solo. muy que ni nañ fexe ba convaincre population bi ci vaccin bi nga xamante ni la njiitu réew mi di jël. ak ñoom ministres yi. mu bokk wala mu nekk vaccin buy méngóog askan wi également. mais xam naa nag noonu lay demee nag. waaw xam nga nag. voilà xam nga mbirum état moom dafa xaw a doy waar. te boo seetloo dinañ ci ñëw xam naa bu ñu duggee ci défi yi nga xamante ni. bien sûr moo Afrique bien sûr xam naa dinañ ci ñëw. foofu dinaa ci gën a yaatal foofu sax nañu toll woon mais nga baal ma am na ku nekk si ligne bi ndax ma fàttali ni. téléspectateurs yi aussi si émission bi dañ bokk moo tax ñu ubbi leen antenne bi ñoom aussi ñuy joxe seen laaj wala contribution bisimilah kilifa gi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi bisimilah. allo. ñu lay dégg. allo. dafa mel ni da ngay déglu télé bi wala maa ngi nekk ku ci nekk sa tur ak sa sant. ñu lay fay. télé daf la jege wala. waaw wàññi naa ko waaw wàññi ko carrément wala soo ko mënee fay sax su ko defee déggin bi gën a mucc ayib kilifa gi bisimilah. dëgg la dëgg la maa ngi rafetlu yéen seen waxtaan. jërëjëf. di xamal ne réew mi réewum Sénégal ak ñun ñëpp ñoo ko bokk. allo da ngay déglu da ngay bàyyi xel télé bi wala. non wàññi naa télé bi. waaw soo mënee déplacé wu ñun lay dégg mën nga wax rek ñun lay dégg. maa ngi rafetlu ci émission bi. jërëjëf. waaw di xamal ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te ku ci nekk am nga ci wàll. di wax ne vaccin yi ñu naan baax nag baaxul. ñun dañoo nekk ci benn réew boo xam ne dafa am ñoo xam ne ñoo ñu jiite. allo kooku dem na alors léegi Pape Nalla ñu ñëw si défi yi sànq tàmbali woon nga ko wax sax am téléspectateur buy woote défi yi nga xamante ni jàpp nga ni moom mooy ñu xaar ginnaaw mbas bi lan la si sa gis-gis. alors je pense bien que ki nga xam moo jot a gën balaa kii ni dugg. waaw muy Cheikh. am na lu mu wax lu am solo. mooy ci mbirum vaccin yi. te jàpp naa ne comme Cheikh Anta Diop tam damay ñëwaat ci moom toujours ngeen jégal ma mooy sama référence nag. da doon wax saa su nekk waruñ mën a jël lépp luy xalaat wala lu xam-xam wala luy xam-xam ñu jàpp ne bu jegewul ci nit yu weex yi rek. baaxul. tey défi yi nga xamante ni moo ngi xaar Afrique défi sanitaire bokk na ci. parce que déjà mbas mi bu ñëwee gis nañ ne Afrique am na problème ci seen plateau sanitaire yi. oui moo tax sax ñu daan gis ñeen ñi nga xamante ni ay kilifa nañ wala ñi nga xamante ni mën nañ ko. di dem biti réew di def seen bilan médical wala di dem biti réew di faju te loolu noonu vraiment peut-être suñu amoon ay jumtukaay yu am solo ci wàllu wér-gu-yaram mënoon nañ toog fi ñu faju amul wala bëriwul président africain yu feebar di fajoo ci seen hôpitaux yi muy ci président yi fi jot a jaar yëpp ku ci feebar tey même bu nekkee bant moo la xuri da ngay dem ba Europe nga faju jee foofu. déet waay. si mais ku bant xuri kay loolu. kay waaw non dama lay expliquer rek. oui loolu kay mën nga parce que man lu ma mënta concevoir aussi loolu bokk na ci. da ngay nekk njiitu réew nga am fi say hôpitaux mais boo feebaree wala sa askan kenn feebar ci da nga leen di dagal billet assez que ñu dem extérieur faju jee foofu noonu. donc loolu bokk na ci li gën a tax budget bi nga xamante ni waroon nañ ko allouer suñu ministère de la santé. duñ ko def moo tax suñ plateau médical yi am problème yu bëri. mais bu fekkonte ni tey suñ njiitu réew mi képp ku ci feebar. ci suñ hôpitaux yi ngay dugg. jàpp naa ne kon dinañ gën a renforcer budget ministère de la santé. Pape nga baal ma am na ku nekk si ligne bi allo. allo. allo oui. kilifa gi baal ñu nga wàññi télé bi baal ñu nga wàññi son wu télé bi. allo. ñu lay dégg bismillah. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi en direct fa nga ñu woowee kilifa gi bismillah. maa ngi leen di woowee Mbour mais dama bëgg a leb tur bi. waaw ñu lay déglu may nan la ko. ok waaw maa ngi nuyu sa invité bi. oui mu lay dégg. parce que fi mu duggee vraiment dafa am important trop surtout l'Afrique face aux défis sanitaires. oui mais aussi l'Afrique face aux défis post-Covid. surtout. dafa wane ñaari aspects yu important la fragilité de nos systèmes sanitaires. Covid bi wane na ko. mais en même temps aussi la fragilité de nos économies. parce que en réalité ce sont ces deux aspects
aujourd'hui qui nous ont montré que nos États sont fragiles. Et que, comme nous l'avons dit, ce n'est pas tout ce qui vient aussi de l'Occident ou bien de l'homme blanc qui est bien. Nous avons, en tant que peuple africain, en tant qu'État souverain, un discernement sur beaucoup d'aspects liés aux trucs sanitaires, liés au modèle économique, et ainsi de suite. Pour revenir au vaccin, nous aussi, peuple africain, nous devons croire aussi aux hommes qui nous dirigent. Parce qu'en fait, ces hommes qui nous dirigent. Allô? Allô, oui? Si vous voulez parler wolof, s'il vous plaît. Nous aussi, nous, Africains, ou particulièrement Sénégalais, boo ma bëggee wax dañu war a gëm aussi njiit yi nga xam ne ñoo ñuy jiite parce que njiit ñuy jiite ñun ñoo leen fi teg jógewuñu rek ñëw jiite ñu parce que ñun ñoo leen jox suñu confiance nee leen jiite leen ñu muy au niveau supra de l'État muy président muy au niveau des communautés des mairies et autres. Donc dañu war a am une relation de confiance bu ñu war a cultiver ñun en tant que peuple parce que c'est pas ñoom ñi ñu fal ci kaw ñoo war a cultiver confiance bi ci ñun ñoo war a cultiver confiance bi ba dëggal ñoom seen wax dooleel leen parce que quand boo doolelee sa njiit day am doole mën nga défendre quel que soit li dal ci kaw dëkk bi muy Covid bi par exemple ou bien yeneen pandémie ou bien yeneen catastrophe naturelle yi nga xam ne day dal yeneen réew mi. Donc, nous, peuple, quand on soutient plus nos dirigeants, parce que nous sommes élite, parce que nous sommes avec force, nous avons des cartes, même si nous 100%, au moins ils ont eu la majorité requise pour nous guider. Que ce soit dans l'opposition ou bien dans le gouvernement, on est tous des peuples africains, si les dirigeants aussi, parfois nous sommes les choisir. Donc, dans ce sens, si aujourd'hui, président indi na ay vaccin ou bien mi ngi wax population bi ou bien ñu jël ay mesures ne Covid am na ñun dañu war a gëm Covid am na. waruñu négliger ce que le médecin Seydi professeur Seydi ou bien Abdoulaye Bousso ou bien ñeneen di wax waruñu ko bañ. quand on nous dit nañu sol masque dañoo war a sol masque bu ñu waxee nañu def geste barrière dañu war a faire geste barrière. mais da ngay taxante ak ay citoyens sénégalais lambda yoo xam ne ils disent que mosuñu gis ku dee ak Covid te alors que chaque jour mu am un bulletin boo xam ne dañuy wax 7 dee nañu ou bien 12 dee nañu. te pourtant ñu siy teg suñu bët ou bien ñuy wax par exemple Mbour am na 20 Thiès am na 16 ainsi de suite alors que tey jii Sénégal ku rego tàgg sa papa nga jooy parce que nañ waxante parce que à travers les médias si la ñu am information yi pourquoi donc mënuñu gëm aussi information buy jóge ci médias yi muy rajo muy 7TV ou bien yeneen chaînes yi nga xam ne bëgguma leen lim par respect donc information yu bu amee nañu jël que ce sont des informations crédibles parce que nit ñi joxe information journalistes yi dañu leen tàggat ñu am discernement par rapport à ce métier pour jox information donc war nañu leen mën a gëm donc c'est ça notre problème actuellement au Sénégal c'est cette confiance qu'on devrait revoir cultiver entre nos dirigeants pour que ba nga xam ne bu président waxee ou bien keneen wax ñu mën a gëm que li mu wax cela va pour intérêt Sénégalais bi yëpp du pour intérêt. Merci beaucoup. Si aujourd'hui en Europe. Les gens manifestent pour duñu vacciner wu mais revenons un peu en arrière nañ dellu si waat tuuti si Sénégal bu fi poli yooyu nekkee pour la génération qui sont judd ay 1972 93 74 bu ñuy vacciner ay polio variole rougeole tout ça mais dañ ko doon vacciner sans problème. Pourquoi les gens ils disent que non c'est pour diminuer la population mondiale non c'est pour diminuer la fertilité des femmes et ainsi de suite parce que c'est des idées préconçues venues par exemple d'une petite masse boo xam ne ñu ngi koy tasaare si dëkk bi alors que c'est pas fondé ñun ñëpp ku fi nekk tey boo amee l'âge entre 30 jëm 50 ans 60 ans mot nga ñàkku amul kenn ko école primaire yi sax dañu doon rang di ñàkku ay pistolet la woon les gens se rappellent pour ceux qui sont aujourd'hui quelque part cadres dans ce pays am tranche d'âge 40 jëm kaw ou bien 35 jëm kaw ñun ñëpp ñàkku nañu ci école yi pour prévenir ces maladies pourquoi mënuñu gëm kon lu ñuy wax
ce que nos dirigeants nous disent. Alors que bu ñu nekkee école primaire quand le maître di rang la ñu ñàkk leen ñëppay rang. jërëjëf di la gërëm baax di la sant gis nga moom tamit mu ñuy woowee Mour gis nga moom tamit gis-gisam ci wàllum vaccin bi. xam nga dafa remonter les années 72 quelque chose comme ça. oui xam nga at yooyu ak jamono ji ñu nekk du benn. ndax ci at yooyu noonu réseaux sociaux amutoon. moo waraloon yu bëri donc askan bi mënoon nañ ko bañ a yëg mais jamono ji réseaux sociaux dafa am benn place bu importante boo xamante ni da koy jouer ci système géopolitique international bi. te boo seetloo li nga xamante ni xew na Europe à l'espace de 2 minutes mën nañ ko Afrique mën na ci jot. li nga wala sax moins de ça. moins de ça même Afrique mën na ci jot. donc jamono ji nag dañu nekk jamono réseaux sociaux am ay nit yoo xamante ni xëy na je dirais pas qu'ils sont animés de mauvaise foi des fois dañuy def ay vidéo def ay texte ay audio partagé ko donc loolu nag mooy yàq xelu nit ñi. mais si loolu nag ñu plongé ci thème bi mooy. l'Afrique face au défi sanitaire nga baal ma am na keneen ku nekk si ligne bi ma fàttali Pape téléspectateurs yi aussi ñoom si nañ bokk. allo ñu jël leen allo. waaw sëñ bi. bismillah. waaw maa ngi leen di ziar di rafetlu émission bi. delloo ziar kilifa gi fa nga ñuy woowee. maa ngi lay woowee Malika maa njëkkoon a dugg sama crédit yu jeex. waaw wax nga dëgg ñu lay masta bu baax. waaw man daal maa ngi rafetlu waxtaan wi di encourager suñu frère boobu. oui. xaw ma ko sax mais. jeunes yu mel nii soxla nañ leen ñu leen di invité ci télé yi. parce que ñëpp gis nañ ni réew mi di doxee chaque jour ñu am espoir ci ay nit. demaat ba ci kanam di gis yu sew sewaan yi am ay galgal ak lu ne. ku mel ni Sonko mais dañu soxla personnel dañu soxla ci booy yi di door a jóge université booy yu bëri. ngeen jox leen chance ñu ñëw ci télé yi di wax ak askan bi. am na solo. waaw affaire Covid bi li ma ci wax bariwul. ñii ngeen di gis ci télé bi nga xam ne ay xale yu ndaw lañ. jàng am niveau duñ ay politiciens. bëgg a jariñ réew mi lépp loo xam ne information la gouvernement bi am na ko war na ko mën a dugal université booy joxe ci seen xalaat mais làq-làqal bi ak nëbbal bi looloo tax kenn mënatul gëm kenn. waaw léegi nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen di wax ni yow mii di diriger émission bi. jàppale ñu ngir yàlla del dugg université. di leen teg ci télé bi. comprendre nga. amul ci dara mais ñi fi ñeneen ñi ngi fi te dañoo bëgg réewam avancé saa yu lijjantee ba teg fi nit ñu galgal ko benn yooyu moo ñu arrangé wul il faut yéen indi booy ci télé yi te ci wane leen Sénégalais yi ñu xam ne am nañu ay nit ñu qualifié nit ñu jàng. mais pourtant ñu ngi ñëw de. ñu gëm Sénégal bu ñu amee di xanaa rek. Sénégal yëpp mënuñu passé bon. allo ma ne xale yi ñu ngi leen di invité de. bu baax waaw macha allah non dañ koy gën a rafetlu dañu koy gën a rafetlu. waaw loolu daal ñu ngi la ci encouragé yow. jërëjëf. waaw di ci encouragé sa morom yu mel ni yow. merci beaucoup booy bi nag yàlla na ko yàlla lafal cat quoi. merci beaucoup. ak ay yeneen moromam. yàlla na yàlla sàmm leen. amiin wax gi parce que ñëpp mënuñu marché bon. wax gi saa yu amee yaakaar rek buñ demee ba mu yàgg yaakaar di bëgg a tas. jërëjëf. wax ji am na solo. ma bàyyi la rek en 30 secondes après ñu ñëw si défi bi. défi yi donc di wax amin ci ñaan yi rek. di koy jaajëfal aussi ci kaddu ji. ndaxte tey dama rafetlu émission bi lool. parce que dafa jot yéen journalistes yi. yéen médias yi ngeen di jox parole à la jeunesse. pourtant ñu ngi koy def. effectivement yow yaa ngi koy def man dama lay suivre bu baax a baax damay gis ay jeunes étudiants yu bëri yoo xamante ni da nga leen fiy invité. donc su ma ko waxee pour yeneen télé yi nga xamante ni tam ñoo ngi fi la. parce que jeunesse bi ngeen di gis tam am na ci booy yoo xam booy yu conscient lañ booy yu engagé lañ ay leader lañ te am nañ ay idées yoo xamante ni buñ taxawee ci télé yi exposé ko population bi mën nañ ci gis njëriñ. am na solo ñu may signaler ni daf mel ne am na keneen ku nekk si ligne bi allo. kooku dem na léegi dama lay bàyyi ñu ñëw si défi yi laataa ñuy jëlaat beneen téléspectateur. d'accord parce que depuis sànq maa ngi wax ci défi yi. waaye gis nga rek comme ñeneen ñi tam ci lañ bokk moo waral woote gu bëri gi. bien sûr donc tey jii nii dafa jot. suñu état yi maanaam ci suñ système suñ plateau sanitaire ñu jéem a xool naka la ñuy renforcer suñu budget ministère de la santé ba nga xamante ni. cas bu mënti dal suñu réew bu mënti dal monde bi bu mënti dal Afrique. suñu système sanitaire wala suñu médecins yi war a mën a am capacité ak moyen logistique yu leen di permettre ñu jël situation bi en main. parce que tey mënuñ concevoir mbas mi njëkkewul Sénégal Chine la njëkkee jaar ay États-Unis ak yooyu noonu mais ñoom lan moo tax ñu am seen xel
di xalaat naka la ñu def ba génnee seen réew ci mbas mi au moment où Afrique moom moo ngi toog croiser les bras di xaar ñoom ñeeneen nañ xalaat lan mooy solutionner mbas mi ba ñun ñu mun si bénéficier. kon warul woon demee noonu. warul woon demee noonu tey Afrique dafa jot parce que tey am nañ ay experts ci plan yëpp am nañ ay cadres ci santé ci énergie ci pétrole ci fépp tey war na jot tey Afrique ñu am suñu organisation africaine de la santé boo xamante ni feebar bu munti am ci àdduna bi su fi ñëwee ñun dinañ mën a am capacité wu am comité chargé des médecins expérimentés ñu mën a xool naka la ñuy def ba xalaat ba gëstu ba produire li nga xamante ni moom moo fi jëlee mbas moomu mais loolu day laajte suñu état africain yi booloo nekk benn mun a accompagner également organisation bi nga xamante ni jot naa ko fi proposer. merci am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo kooku dem na alors ci wàllum défi yi su weesoo loolu ban tamit. su weesoo loolu damay ñëw ci défi alimentaire bi. maanaam ci lu ñuy dundee. parce que tey itam mënuma concevoir comme damay joxe Sénégal am nañ vallée du fleuve Sénégal vallée du fleuve Sénégal ma fàttali leen ne am na ay siècle ci ginnaaw Creusé la woon boo xamante ni lu ay askan yu bëri fa lañ doon daje. lépp lu ñu doon dundee fa lañ doon jógee. am na ku nekk ci ligne bi mais tey jii mënuma concevoir. allo. allo. kilifa gi bismillah fa nga ñu woowee. waaw maa ngi ziar maa ngi wootee Ndakaaru. bismillah ñu lay déglu. sama mbaa yéen a ngi ci jaww. alhamdulilah. waaw man de sëñ bi maa ngi rafetlu sama moroomu jeune bi ñu invité nii ak kàddu yeeg wax ju rafet ji muy wax nii. jërëjëf. waaw mais comme ni ñu ko waxee c'est-à-dire ñun Sénégal dañu am benn problème. foog ñu gëm yàlla. nangu ndogalu yàlla ñuy jiital ñu gëm leen te li ñuy wax ñu ciy ànd ak ñoom. tant que defuñu loolu duñu avancé loolu rek moo ñu tardeel man mi waxee ko feebar bi dal na ma dañ ma faj ba ma wér. te pourtant bi ñu may faj teguñu rek faj ma xool nañ bañ garab laa war a jël. ak bi ma warul jël ak yëpp ba trouvé garab bi nga xam ne moo ma war a faj ñu faj ma ci ba ma jóg. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne. doo nekk fii di si ay. allo malheureusement dem na yaa ngi woon ci défi alimentaire bi. dëgg la maa ngi woon ci défi alimentaire bi. tey mënuma concevoir comme état bu mel ni Sénégal ndaxte mbas bi mu fi duggee état dafa jël benn plan bu tudd force Covid 19. mu nekk benn plan boo xam 1000 milliards la woon destiné ci santé ak yenn entreprise yoo xamante ne dañ leen di jàppale pour relancer leen économiquement. leneen di ñu waroon ko jëndijee ay dund. imaginez Sénégal réew mu mel ni Sénégal am nañ les rizières de la Casamance. am nañ vallée du fleuve Sénégal. déjà ñaari zones yooyu rek waroon na nekk zones yoo xamante ni dinañu permettre ñu am autosuffisance alimentaire. li ci mel ni ceeb mais waratuñ ko jéggaane ji bitim réew. li ci mel ni diwlin waratuñ ko jéggaane ji bitim réew. Sénégal tolloon na jamono joo xamante ni France bu lekkoon diwlin Sénégal la jóge avec bassin du fleuve bassin arachidier bi nga xamante ni moo ngi fii nii. fa lañ doon produire gerte muy Diourbel di Thiès di Kaolack di Fatick fa lañ doon produire gerte bi nga xamante ni moom lañ doon transformer Sonacos bi nekk tey Suneor bi nekk Kaolack. di koy exporter à l'Europe. tey mbas mi dañu war a permettre ñu profiter de l'occasion. imposer état européen ñun suñu système. allo am na keneen kuy insister tamit si ligne bi allo. allo Malick. bisimilah Serigne Cheikh. baal ma 2 minutes waay. wala 1 minute sax waaw. amul problème Malick man des fois sénégalais yi. dama yaakaar na avant ñuy wax war nañ di réfléchir quand même parce que wax tamit. léegi ñoom lan la ñuy tuddee gëm yàlla ak ndogal. Malick. nan ngay gëmee koo xam ne. lim lay aaye moom lay def ak amruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum président de la république ci digg mbas mi ci la ñëw Kaolack organiser fi benn manifestation boo xam ne dëkk bi yëpp a génn ñëpp di ko wax ànd ak ay politiciens ak ay garde corps am jël ay nit jox leen xaalis corruption solo leen ay t-shirt mais kooku su ko waxee toogal sa kër war nga ko gëm kan mooy la première personne bi war a njëkk a toog këram avant man nay toog suma kër du moom. comme ni mu njëkkee woon wàññi ni ñuy raxasoo mais loolu foofu la ñuy waxee c'est-à-dire bu fekkee na man da nga ma bëgg a teg ci yoon Malick il faut que yow nga tegu ci yoon foofu la ñuy waxee ñun ñi ñu jiite su fekkoon ne dëgg la wax lépp mu am loolu yàlla rek moo ko man mais trop c'est trop y a beaucoup de scandales ak wax yoo xam ne nii comme ni ñu koy waxee lépp tey par exemple mbas mi xam nga li mu rey du asakaay li géej gi rey bu ñu waxantee dëgg mbas mi 1000 milliards la ñuy woteel président de la république
première vague bon li mu tuddee vague man tuddeewu ma ko vague parce que man comme européens yi li ñuy wax ñu ne vague pour nga wax ne première vague mooy ngay am plus de 400 morts par jour Sénégal jusqu'à présent may wax yow yaakaar naa amagul 700 morts ci Covid bi. léegi. 1000 milliards 700 yi teg na. su ma mbokk mi wax na ko sànq kii nga invité ji. mus naa la wax defe naa bi ñuy waat tabaski nga invité. Cheikh ma ni 700 yi teg na. bu bëri xam-xam muy wax ci affaire nit ñi nañ moytu lekk yeeg nangam mën la. Sénégal dafa soxla jeunes yu mel ni jeunes yu mel ni suma rakk ji taxaw. di leen ñaanal di leen félicité. di leen wax ne combat bii ñu mel ne buñ tegg seen tànk am na nag beaucoup de xam ni ñu koy waxee affaire yu nekk seen kanam yoo xam ne dañ leen jéem a teg pression ngir dévier leen ci ay moyens nangam pour ñu bañ a wax dëgg bi mais continuer leen di wax dëgg bi pour ñu génne Sénégal ci situation bii mu nekk ndax lii jaamu yàlla la. 1000 milliards yooyu 300 milliards yi 300 yi laa wax de. te loolu waxuma ko experts yi ñoo ko wax. suñ ko développé woon tey def ko ci wàllu sàmm. mbay. ak leneen ak leneen konoon réew mi. jërëjëf Cheikh d'ici quelque temps dootul jéggaan ni dara lu ñuy lekk wala lu ñuy naan. dañ def très attention. fii ak 2040 50. ceeb yi ñuy importer ci biti mënatuñ koo importer. parce que seeni borom ñoo ñu koy ëpp soxla. ma indi la jug sama jug ci jugukaay ba. Cheikh ma indi affaire bi du affaire gëm yàlla ak nangu dogal. Cheikh mbir mi dafa bëri ay tappale ak ay wax yu luus ak ay wax yoo xam ne teguwul fenn. Cheikh bu sakkal jaxasoo nag. war nga rëkk ñëw. oui Cheikh ma indi la benn leeral que ni moor yi toll na si 781 maanaam juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn nit yu si ñàkk seen bakkan. fii si Sénégal benn bakkan bu dee. oui. àddina bu tukki la. jërëjëf mais dama lay wax rek ne la ba léegi Covid bi rayagul liggéey gi ray foofu laay waxee. kon jot na jeunes yooyu di gàddaay réew mi te réew mi soxla leen. comme xale bii taxaw. ñu def pexe pour téye leen ci réew bi ñu bañ di continuer leen bàyyi tubaab yi di leen humilier devant tout le monde. loolu dañ ko war a xeex. te kenn waru ko xeex. jërëjëf Cheikh ñu élire jox leen suñuy moyens. jërëjëf Cheikh. Malick yow dama lay féliciter. merci comme li ma lay wax toujours émission bi nag. waxtu woo demee ba yegg fii sa morom yi yegg rek man ma balaa seetaan mag sama morom yu bëri. di encourager suma rakk ji di ko ñaanal. di encourager jeunes yu mel ni ñoom. te buñ nangu mukk ñu leen di corrompi wala ñu leen di jéem a dévier parce que réew mi dafa doy waar ah. merci beaucoup Cheikh jërëjëf ma ne yenn combat yi de. jërëjëf di la gërëm baax di la sant alors Pape Nalla gis nañ Sénégal moom mooy juróom-benneelu dëkk bi nga xamante ni jotagum na vaccin ginnaaw Guinée Maroc Algérie Afrique du Sud ak Égypte alors yeneen dëkk yi aussi war nañ tamit baral li ni mel kon ñoom tamit ñu mën a jot mbirum ñàkko bi su ko defee feebar bi même sax fekkee ni jugewu fi cas grave yi mën a wàññeeku bu baax ñi nga xamante ne dañ si ñàkk seen bakkan mbir mi wàññeeku comme ni ko spécialiste yi waxee. waaw xam nga comme ni ma leen ko waxee rek. xëy na ñun suñu njiit réew yi dañoo maintenir suñu réew yi fi ñu nekkoon ba tey ji moom moo waral tey mbas mi bi mu amee xalaatuñ sax jàpp ne Afrique war na mën a produire vaccin. présenté ko OMS. ngir ñu mun ko homologué ko ba nga xamante ni dinañ ko yóbbu ci yeneen réew yi nga xamante ñoo nekk tugal pour ñu vacciner ko seen réew. mais day laajte chaque jour rek ñun dañuy toog fi ñu toog parce que masque yi nga xam sax dañ koy takk Europe la jógee ñëw fii. te ñun war suñu artisan local yi lex commencé woon nañ di produire ay masque di koy joxe ci marché bi. oui am na ñu bëri yu ñu fi jot a defar sax merci beaucoup ba début bi état bi da ko doon interdire mais par la suite bi ñu xamee ne am na solo ñu commencé tam di koy autoriser. xam nga loolu yëpp day revenir si ñàkk a gëm suñ bopp gi nga xamante ni ñu gëm nañ ko suñ bopp. mais am nga yaakaar quand même si Sinopharm bi nga xamante ni moom mooy vaccin bi nga xamante ni Chine la jógee. waaw xam nga Sinopharm bi moom man je suis pas un spécialiste de la santé. su ma ne am naa ci yaakaar xëy na wax lu ma neex la. mais lu may def mooy rafet njort parce que jamono yi ñu toll nii rafet njort moo fi nekk. mais état bi aussi nañ tenir en compte ci askan wi jàpp ne aussi ñoom ñoo leen fal te lépp luñ def loo xamante ni c'est contre le peuple dina leen dab ëllëg. alors Pape ñetti simili moo ñu desee gis nañ dem ngeen amal campagne de sensibilisation dem joxe ay masque ak yooyu ak yu ni mel Colobane Petersen UCAD du ñàkk sax xam naa ni léegi suñu réalisateur bi wan ñu ko alors lan moo tax ngeen tànn lieu yooyu la. alors lan moo tax parce que activité boobu démb lañ ko def parce que jàpp nañu ñun ay jeunes citoyens lañ ay jeunes patriotes lañ également te jàpp naa ne tey réew mi jamono ji ñu toll nii dafa jot jeunesse bi jóg engagé wu ci combat yépp dugal seen loxo ci politique bi dugal seen loxo ci engagement citoyen parce que jàpp nañu ne mbas mi li ko fiy jëlee mooy engagement communautaire raison pour laquelle démb ñu dotoon te ay cotisation lañ def. ay cotisation lañ def xam nga ñaata lañ am nañ ci tàkku som bu bëri ba mun ñu permettre ñu jënd ci masque yu bëri
ne léegi dañuy jóg sóobu ci xeexu mbas mi. parce que réew mi toll na foo xamante ne il faudra que ñun ñëpp ñu jóg nekk benn xeex ko ngir mu jóge fi. ndaxte tey métti na lool suñu papa yi ak suñu yaay li ñuy dund. tey boo demee ci marché yi dem ci garage yi nga xam ne réew mi am na lu bëri loo xamante ni doxatu fi. kon donc dafa jot jeunesse bi jóg engagé wu moo tax ñoo démb ñu jëndoon masque yu bëri yóbbu ko peut-être marché Colobane. parce que gis nañu ne Colobane zone la boo xamante ni nit yi dañ fay daje. te li ci gën a bëri duñ sol ay masque te vu que nag njiit yi nee nañ takk masque mooy wàññi mbas bi moo tax tam ñun ñu ne dañuy indi suñu apport ci xeex bi waral ñu jënd suñu masque dem dëmb Colobane distribuer ko ñi nga xamante ni jotuñ takk masque sensibiliser leen également ci situation bi nga xamante ni fa la réew mi toll ngir ñoom ñëpp ñu soobu ci xeex bi ngir mbas mi jóge fi une bonne fois pour toutes. alors mouvement First Africa lan mooy seen xamante ni perspective yi nga xamante ni ñoo nekk seen kanam. alors perspective yi ne suñ kanam xëy na mënaguma ci wax. mais lépp lu ñu def rek ci intérêt peuple bi la. ñoo am benn comité scientifique boo xamante ni moom mooy décider activités yi nga xamante ni la ñuy organiser donc incha allah bu nekkee dem nañ ba gis leneen loo xamante ni war nañ ci mën a sóobu wala ñu war nañ ci mën a wax lu xam soxal na réew mi soxal na askan bi incha allah di ngeen ñu gis te di ngeen ñu dëgg te incha allah bu soobee yàlla dinañ ko def pour intérêt ñëpp. Pape Nalla man lay gërëm baax ñu la sant. jërëjëf Malick. alors mu nekkoon Pape Nalla Dieye nekk étudiant au département d'histoire ca université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD naka noonu. Pape Nalla Dieye moom mooy coordonnateur national du mouvement panafricain et révolutionnaire Africa First mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah 4 waxtu.